li ñu ci wax rek mooy dellu rek di wax ni di sant suñu borom bi nga xam ni baaxe nañu ñu dundandoo ak kilifa gu tedd googu muy as-Sayyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy radiyallahu taala anhu. alxuraan nag ñu ngi ci jàng ay versets yu bari yoo xam ni daf ñuy muñloo kilifa googu ndax walakum fil ardi mustaqarrun wa mataaun ila xiin suñu borom moo xëy libéré ñu wàcce ñi ci kaw suuf waaye ba mu ñu fa wàcce itam xam na ni newuñu fi éternellement dañuy delluwaat ci moom ila xiin jooju dellu retour boobu mën na ci dellu bi ci des tam mooy kullu man alayha faan wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram fii moom lu fi nekk rek dafay jeex. am na kilifa gu ko daan wax ni ku namm ñi nga am tibbal suuf rek mel ni lu koy fóon ndax ñépp ngi ci biir suuf. waaw shaacir ba waxoon na ko wa ma faqada almaaduuna misla muhammadin wala misluhu xatta alqiyaamati yufqadu. nee na bu dee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu ñàkk kenn dootul ñàkkati une figure de sa dimension. voilà te loolu kilifa gi teeloon nañu ci préparé. dem na ba ci gàmmu yi nga xam ni moom la mujjee woon a def mu ñuy préparer à sa disparition. ki dem ba naan la mag ñi wax nañ dem nañ ba wax ma ñaata at lay dund négocier nañu nag waaye téeméeri at yi moom du ko mat mu ne naka la nit di doyee sax lu nit di doyee téeméeri at. mais li ci yéeme mooy période bi mu koy wax nit ñi taxul ñu jàpp ni Serigne Cheikh mii kat dina fi jóg fii kenn du fi des. loolu kullu nafsin zaiqatul mawt ñu ngi koy jàng tout le temps ci alxuraan mais taxul ñu jàppoon ni Serigne Cheikh mi dina fi jóge. demoon nañu da nga koy représentation bi nga def ci moom mooy da nga koy def un immortel. moo tax demam dina triste waaye itam mel na ni demul ndax wala taxsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaa'un inda rabbihim yurzaqun. Ceux qui sont morts sur le chemin de Dieu, on ne peut pas les considérer comme des morts parce qu'ils sont en train de vivre une autre vie dans l'au-delà. Serigne Cheikh ci ñooñu la bokk. beneen bi itam mooy vide mënuñu ko wax ba mu jeex parce que on a toujours à l'esprit que ni pensée mi ngi ñuy accompagner. am na koo xam ne boo ko ñàkkee da nga naan kenn desatu fi sentiment boobu moo ko habité woon bi mu ñàkkee sëriñam wéyjuram Sëriñ Babacar Sy ba tënku ko ci benn bayti bu mu wax naan afil ardi min baadil xalifati sukkaanu. est-ce que ginnaaw Sëriñ Babacar kenn desete na ci kaw suuf te boobu moom mi ngi fi. voilà moo tax metti na ba da ngay yaakaar ni sax moom suuf dara kenn desatu fi waaye itam sa pensée na mu ko waxoon ci góor gi ni lizaaka asbaha aynuhu bal zikruhu yaxya maa al ajyaali jiilan jiila. ni Sëriñ Babacar toujours xalaatam du jóg ci nit ñi génération yi dañuy porter son message ñu koy awante de génération en génération. donc on ne peut pas parler de vide. effectivement vide am na parce que gisatuñ ko waaye bàyyi na fi loo xam ni tant que ñi ngi koy dund ñi ngi koy dund di koy intérioriser. waaw xam nga Serigne Cheikh radiyallahu taala anhu dafa nekk un homme d'ouverture. esprit d'ouverture am moo ko may une maîtrise de la langue française te suñu boroom
bi mu bindee doomu aadama daf ko booleeg toutes les dispositions physico-cérébrales yi nga xam ni lu mu bëgg jàng mën na ko jàng dëgg la nag dina laaj ku la ci tettee waaye léegi ñu dégg ci récit yi ñu ñuy wax ni Cheikh Al Hadj Malick radiallahu taala anhu bi tubaab yi def école française dañu am benn politique buñ ci amoon te mooy bëggoon nañu la masse sénégalaise fréquenter école française mais bi ñu xamee influence bi nga xam ni moom la Cheikh Al Hadj Malick radiallahu taala anhu am ci taalibe yi ni mu leen yare ak ni ñu ko bàyyee xel ba ñuy implanter école dañu ko ñaan ni ko góor gi bu ñu sañoon école française bi nga ñu boole ci les premiers inscrits nga jël ci sa njaboot jox ñu ci kenn ñu jàngal ko ñu inscrire ko Serigne Cheikh ni leen sanfila Mam Maodo ni leen jël leen Babacar bi sëñ Babacar ndax jiitu naa leen ci moom ba noppi mais la ca am solo mooy baatu jiitu naa leen ci moom ndax ku sa waajur jiitu ci yow lu la tubaab jàngal mu jariñ waaye bu sa waajur jiituwul ci yow déracinement daf lay yomb bu leen fàtte ni tubaab yi itam dañu amoon seen politique ndax li ñuy wax naan qui apprend ma langue apprend ma culture et qui apprend ma culture subit le poids de ma civilisation kon ñoom am na benn politique bu ñu doon doxal à travers leur école française waaye suñu kilifa yooyu teel a xam lool mais donc Cheikh Al Hadj Malick radiallahu taala anhu jox leen Serigne Babacar ba Serigne Babacar jànge fa école française wax nañ ni daan na liggéey ci poste daan na servir d'interprète kon kooku maîtriser woon na la langue française mais taxul Cheikh Al Hadj Serigne Babacar dugal Serigne Cheikh école française parce que xam na ni xamoon na li tubaab yi jublu ci seen école yi mais Serigne Cheikh yitteem mais terewu ko nag ni ko bul jàng tubaab ndax ilmu kulli shay'in afdal min jahli parce que langue moyen la rek voilà mécanisme la rek clé la pour mën a accéder à la connaissance mais jomm boppam ak aussi curiosité intellectuelle am moo ko yóbbu ci liifantu di alphabétiser wu à force de lire ci la dem ak aussi contact yi mu doon def avec le monde extérieur parce que boo xesee amee esprit d'ouverture à travers les voyages bi nga xam ni moom sacerdoce la woon ci moom di jonjonte ak des autorités de toutes sortes de toutes nationalités loolu bokk na ci li participer à sa formation intellectuelle et à sa maîtrise de la langue française. waaw xam nga Serigne Cheikh dafa nekk un homme multidimensionnel macha allah l'immensité de son savoir tax na ba buy waxtaan sociologue bi koy déglu day jàpp ni kii mook moomu bokk spécialité ethnologue bi koy déglu donc loolu li ko ci jàppale mooy peeg bi nga xam ni moom la peegoon alquranul karim ndax wa ma faradna fil kitaabi min shay'in suñu borom moo ni amul dara loo xam ni négligé nañ ko ci alquran bi ci des muy éducation sénégalaise yi parce que itam bu leen fàtte ni Tivaouane mën nañu wax Carrefour la woon parce que moom environnement bi nga xam ni ci la dund te mooy Ndar bi nga xam ni fa la juddoo d'abord Ndar dafa amoon un symbole ndax jamono bi nga xam ni 1926 bi mu ganee àdduna booba amaguñu indépendance colon yaa ngi fi woon ak ce que représentait Saint-Louis
ci Afrique occidentale française yaa ngi dégg ak la France d'outre-mer mu gane àdduna ci période boobu am lu mu jàng lu ko marqué ci réalité sociale yi donc mu vivre ci période d'avant indépendance vivre ak Seydi Aboubacar Sy kilifaam radiyallahu taala anhu nga xam ni moom ci magistère am ci la ñuy assister ci li ñuy wax prolifération des daïra noonu daayira yi daan ñëwee jóge fu nekk daan ziyaara si Serigne Cheikh am na ku ci nekk ak réalité yi ngay indaale ak aussi ni mu daan jóge di dem di seeti daayira yi di leen waxtaanal parce que di moment de Serigne Babacar Sy daayira yi bari woon nañu mais Serigne Cheikh moo fédéré daayira yi parce que da daan def ku bëgg a samp daayira bëggu mu ñëw waxtaanal nit ñi mu mujj ni leen fédéré leen daayira yi booba temps li ñuy wax 14 régions amagul mais régions yi mag yi amaguñu woon sax une dizaine ay 7 daayira bi fédération 7 régions bi fédération des daayira di am muy def région bu ne mu fay dem di leen waxtaanal donc noonu mu doon sillonner le Sénégal di jonjante ak nit ñi léegi-léegi mu toog dem seeti ay mag waxtaan ak ñoom loolu bokk na ci li tax mu miin la sociologie sénégalaise beneen bi tam mooy éducation bi nga xam ni jëlee na ko ci wéyjëram bu jigéen itam soxna Astou Kane radiyallahu anha moom it dafa nekkoon soxna su jàmbaare daan yittewoo yaru njabootam mës nañ dégg ci Serigne Cheikh mu ne soxna Astou daan na def bu jamono jotee mu jël njaboot gi yóbbu leen ci benn kilifa ni leen kaay leen seeti seen mbokk diw nee na day fekk mu kooka doon koo xam ni maanaam dafa amoon aise ku aisé woon sur le plan social yàlla may ko barkeel ko nee na bu ñu demee dañuy ganale di ñu ganale ba am na ci góor goo xam ni da daan dem ba xamatul nu muy def mu mujj di suukar ndoxu raxasu bi ngir yàlla xam ni ay doomu kilifaam ñoo ko gane si nee na waaye bu ñu fa jógee beneen semaine jot mu yóbbu ñu ci beneen mbokk boo xam ni bu ñu fa liñ fay nekk ba ñibbisi laaxu daqaar la ñuy lekk ak cere ju wow joo xam ni lu ci bari ndox lañ koy siime pour won leen rek jàng leen àdduna ak contraste boobu nga xam ni moo am ci entre les deux ci wàllu àdduna donc ci loolu lañ ko tàggat mais aussi muy yàgg tam di lire waaw njàng bi mu jàng itam jàng ko aussi maamam Cheikh Al Hadji Malick nga xam ne référence am la woon te maam Maodo dafa nekkoon benn critique sociale c'était un critique social dans la mesure où bind na téere boo xam ni yi mu fi bàyyi moo xam muy Kifaayatu Raaxibiin ba ci Ifham li ko intéressé lépp ci wàllu société bi ak ci wàllu xadara bi ak ci wàllu taalibe bi def na ko ci te Serigne Cheikh maam Cheikh Al Hadji Malick daf ko marqué lool feeñ na ci woyam ak fu nekk mais ni Maodo doon critiquer bay critiquer même marabu yi loolu bokk na ci li marqué aussi Serigne Cheikh ni Maodo doon critiquer société sénégalaise ci dégradation des mœurs bi fi doon am dëxañ ko ci woyam yi dëxañ ko ci kifaaya te moom mu jàng ko loolu bokk na ci li marqué Serigne Cheikh dans ses études sociologiques de la société sénégalaise dem na ba tudde Cheikh Al Hadji Malick majhulul umma sénégalais mooy l'inconnu de la nation sénégalaise parce que nee na ni Cheikh Al Hadji Malick daan dundee ak li mu incarné woon
société sénégalaise bi xamuñu ko woon, c'était un inconnu. Voilà, donc loolu itam bokk na ci li ko jàppale ci mu mën a maîtriser société sénégalaise ba mën a critiquer les tares yi nga xam ni moo ci amoon. waaw xam nga loolu itam li ko may mooy dunde ni mu doon dunde alxuraanul karim te suñu boroom bi mu ñuy wàcc ci kaw suuf wàcc wu ñu fi woon rekk pour ñuy noos walla ñuy nelaw walla ñuy xëy rekk di contempler asamaanam si waaye daf ñu fi wàcc woon pour ñu liggéey te bi muy wax yaa Daawud inna ja'alnaaka xalifatan fil ard dafa cité suñu maam Daawuda alayhi salaam waaye doomu aadama ci boppam moom la def vicaire te vicariat boobu pour ñu man ko assumer il faut que ñu assumer ko par une action te Serigne Cheikh dafa bokkoon na ci li mu gënoon a bañ mooy oisiveté te ni mu ko bañee ci ndaw ñi noonu la ko bañee ci mag ñi xam nga boo demee ci xasida bi mu def tuddee ko yaa Sénégal def benn exhortation à la jeunesse mi ngi wax ni ndaw ñi naan leen fuyez l'immobilisme bu leen rekk toog di bañ a def dara walla toog benn place sax bëgg ko waaye itam bokk na ci critique bi mu daan def mooy ni mu daan critiquer ñi nga xam ni dañuy def li ñuy wax tashayux mooy maraboutisme laa tarkanu naxwa tashayuxi bu leen am benn penchant vers le maraboutisme parce que c'est l'affaire des fainéants parce que booba jamono la boo xam ni am na ci ñoo xam ni jàpp nañ ni sëriñ moom da ngay toog rek ci kurus gi lépp fekk la fi mais moom musul jël diine def ko métier te yàgg na ko wax nee na diine du métier ku ko def métier doo góor nee na itam politique it du métier ku ko def métier doo góor mais loolu disposition yooyu itam waajuram tàggat na ko ci moom nee na Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu taala di maamam def na commerce nee na Maodo bañ a dundee addiyee taalibe yóbbu na ko ci mu bay yóbbu na ko ci mu def commerce ndax Cheikh El Hadj Malick bi mu nekkee Njarnde lii la fa nekk woon ba mooy jàng jubal ak bay comme ku am maam joo xam ne mu nekkoon maam ju entrepreneur loolu itam inspiré na ko ba nettali na ko sax moom seen Cheikh nee na maam Maodo jaay na jaay ba ñu dugal ko ci ji jaay Reclès te xamu ci dara nee na am ku ko dugal rek ku ko digal mu ñëw jël biteel yi teg ko ca buntu jàkka ja nee na am ku ñëw ni ko xool ko ni ko waaw góor gi yow sa marchandise moom xool nga ko mun ka lu ci ne mun ko ñam nga ko mun ko déedéet mun ko dafa mel ni nag ba mënoon a wut beneen moo gën pour won la bañ a rek toog yaafus ndax i'malu ahla daawuda shukran suñu borom bi fi ñu fiy wàcce daf ñu fi wàcce pour ñu liggéey mais loolu moo topp Serigne Cheikh ba mu bañ a toog rek nekk Serigne dara kurus tax mu dugg ci mbay Serigne Cheikh a été un grand agriculteur mais li lay xamal ni moom ni mu nekk woon en avance sur son époque gis nga dinañ dégg fan yi ñuy tudd ci côté industriel la chaîne de valeur par référence à la production produit bi ngay am ak fi muy jaar fépp ba kër muy yëgsi à la commercialisation et à la consommation xoolal intelligence am mayoon na ko bi muy bay di bay gerte mu xam ni gerte gi
fi nga koy jiwee ba fi muy saxe ba fi nga koy déqee war ko teg sur le marché dafa am benn circuit bu muy jaar boobu la ñuy tuddee la chaîne de valeur mais yemul woon ci bay mais dem na ba amoon usine bu ñuy wax SCIB dem na ba duggoon ci SCIB muy société boo xam ni gerte gi nga xam ni moom la doon bay il faut que ñu xool naka lañ koy mën a transformer ba mën ko teg sur le marché ba mën ko exporter aussi pour wax la intelligence am loolu ci cadre chaîne de valeur waaye itam pour des raisons tax ba usine booba soriwu ca trop mu bàyyi mu teg ko noonu dugg ci société de transport wax na ni dans les années 50 ci la amoon permis poids lourd am ca France donc lu ci nekk Serigne Cheikh dugg na ci mais bala mu koy dugg jàng na ko ba xam ko parce que ki dem ba am permis poids lourd ci jamono yooyu en France boole ci ak ni ñu rigoureux ci wàllu transport kooku xam na ni li muy dugg il faut que mu jàng ko d'abord société transport bi moom it dem ba yenn jamono mu xëy ndeysaan am yenn mbokk taalibe yoo xam ni ñoom la mujj sax bàyyi ak lu bari ci véhicule yi ci camion yi Serigne Cheikh pour bañ rek toog di dunde àddiya taalibe dugg na ci industrie ndax dugg ci industrie moo taxoon mu monter Sococim c'était la plus grande cimenterie ci niveau Afrique nekk ca nag actionnaire majoritaire 100% des actions moo ko moomoon te loolu lépp li mu ci jublu woon mooy xam na ni l'islam dafa fonk li ñuy tuddee solidarité l'islam dafa fonk li ñuy tuddee action ba tax yooyu activité économique yooyu mu doon def yëpp muy mbay mi ak aussi transport bi nga xam ne duggoon na ci ba ci industrie lenn la ci jublu muy bañ a dundee lu ko nit di jox ndax mooy dundee ñaq mooy li nga xam ni moom lañu suñu boroom jox te ni nga xam ni moom la defee référence Daoud di wax ni kaana yaamalu min amali yadihi lu mu lekk rek ñaqam la ak aussi ni mu amee esprit de solidarité bëgg jàppale nit ñi loolu tax na ba li mu daan jox nit ñi lépp ci ses revenus économiques la daan doon moo tax activité génératrice de revenus yooyu mu doon def xam na ni ñi ko wër ñëpp bari na ñoo xam ni ci taalibe yi seen loxo jarul seen ginnaaw tam war leen a jàppale loolu bokk na ci li ko yóbbu woon ci def activité yooyu. waaw xam nga moom Serigne Cheikh li mu dafa teel a am ay dispositions intellectuelles te mooy dégg nañu ci ñi nga xam ni ñoo ko miin du ma ne sax ñoo ko miin mais ñoo daan nekk ak moom ca ëtt Serigne Babacar Sy ñu ni Serigne Cheikh il a toujours été inaccessible néew na lu nit daan ñëw fekk ko ci grand place muy waxtaan doonu woon sax am wala itam kenn mësul ñëw fekk ko rek ca ëtt ba muy njoowaan wala yooyu déedéet mais tout le temps wax nañ ni dafa daan xëy jël ay téere dem ca dexu Mboro ga yóbbaale téere di jàng ba ngoon mu ñibbisi loolu nag ak lecture bu bari boobu mu doon def ak curiosité intellectuelle boobu boole ko nag avec un itinéraire intellectuel bu extraordinaire
parce que ku ne xam na ni suñu maam Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu ñi ko waroon ñëpp ay fóore lañu ku ci nekk ay fóore lañu ay faculté lañu woon ni université amee différentes facultés des sciences des lettres bu ci ne des sciences juridiques moom it mag ñi ko waroon ñëpp moom Serigne Babacar ku ci nekk faculté nga woon ci domaine bi nga xam ni moom nga spécialisé wu ñooñu ñoo teel a jàngal Serigne Cheikh am na ci kenn ku ko marqué lool mooy Serigne Alioune Gueye bi nga xam ni am na ci benn qasida bu mu ko jagleel di ci wax ne araftu bi anna ustaazi aliyan tawassaa fi l atiyi wa fi l abiyi nee na teel naa xam ni Serigne Alioune Gueye mooy sama professeur waaye particularité mooy dafay exceller dans tous les domaines amul benn domaine de la science boo xam ni Serigne Alioune péegu ko donc un homme multidimensionnel li ñuy tuddee totalité du savoir moom la ñu amee woon mag ñooñu ñoom Serigne Cheybatu ñoom Serigne Moussa Niang ñoom Serigne Alioune Gueye ni mu koy waxee bu xëyee dem ci këli mu jox ko mbind bu yoree mu dem ci këli gont dem ci këli bu ginnaaw timisee mu ñëw ci sëñ Babacar mu defal ko synthèse li mu jàng lépp ak itam ci wàllu naxu contact bi mu doon am avec waa Mauritanie ñoom it jàngal nañ ko ndeysaan ay naar yoo xam ni dañu am sax ak moom ay lien de parenté ñenn ñi ay ndijaayam lañu woon waaye li mu wax ni afnaytu asbaab alxayaati dirasatan wa balawtu kulla wasaili al irfaani wax ni lépp lu xam ni njàng laaj na ko rek njàng lépp lu mu laaj pour ma am xam-xam rek utiliser naa ko bépp moyen bu doomu aadama war a utiliser pour am xam-xam utiliser naa ko ndax buñ daan wax naan Serigne Cheikh dañ kaa sol dégg naa mu ne laaj leen ma sondeelu Tiwaawan yi waaw koo xam ni da daan taal guddi muy taali sondeel di jàng ak di xëy gàddaay kër ga dem ba ca àll ba di fay jàng di dem ci tool yi nee na léegi-léegi sax ay jaan ñàngoor ñoo ko fay dàqee kooku buñ nee dañ kaa sol loolu xamuñu li ñuy wax mais lépp yitte joo xam ni moom la def delloo ko ci utlubul ilma walaw fi siin bi nga xam ni moom la yonent bi digle te booba chinois yi amuñu woon l'islam comme religion booba chinois yi laa yadiinuuna bil islam au contraire sax ay animisme moo fa judd moo fa ëppoon mais effort physique bi nit ki war a def ak distance bi mu war a parcourir moo tax mu doon wax loolu mais itam bi mu jàngee ba am benn niveau arabe benn bi permettre na ko mu peeg les sciences religieuses et les sciences coraniques lu mu bëgg xam ci alxuraan rek dégg na ko waaye ak aussi daan exercer wu ci way Serigne Cheikh c'était un poète ndax li mu wax ne rumqul qawaafi laa na indi matnuhu laa ashtaki lahnan bi silki nizaami dafa am benn cousin bu ñëw rek di ko tooñ naan ko waaw est-ce que man nga improviser benn bayit bu dee poète nga improviser benn bayit waykat yi dinañ koy def toog ba yàgg rek jël fekk kenn rek ñu jox ko micro ni ko waaw bu dee chanteur nga woyal li ñuy wax a cappella mais moom ndongo mbokku daaraam mi ni ko daal est-ce que man nga improviser mu wax ne laa rumqul qawaafi laa na indi matnuhu laa ashtaki lahnan bi silki nizaami ni amul benn baxru
ci genre littéraire yi nga xam ni moo nekk en vigueur amu ci benn boo xam ni tële naa cee woy te loolu macha allah une maîtrise bu mu amoon de la langue arabe moo ko mayoon woyam nag dafa nekkoon une poésie engagée nekkul woon rek di woy di def comme li ñu daan tudde lyrisme ak yooyu ni ko yenn poète daan defee mais dafa nekkoon une poésie engagée doon ci développer ay thèmes yu am solo gis nga dinaa la wax baatu thème bu mel ni corruption nga xam ne léegi boole nañ ko ci politique de développement yi ñi bëgg a def développement yépp la lutte contre la corruption dañ ko def politique Serigne Cheikh bi muy combattre la corruption di ko def thème ci xasidaam yàgg na ndax am na benn xasida bu ñuy tuddee yaa boo xam ni le premier vers matla'ul xasida mooy yaa saadatal islam yaa nujmal wara wala yaa najmal wara moo tax Serigne Cheikh doon wax ni à partir de la prison mu ne man de bu teyee mën naa bind mën naa communiquer ak yéen à travers les écrits xëy na emprisonné nañ ma ba jotuma ci yéen pour di def ay waxtaan waaye sama plume bii nag outil de travail la parce que plume la boo xam ni kenn mënu ko corrompre ce n'est pas une plume corrompue donc mu doon critiquer la corruption poésie aussi nekkoon na une poésie spiritualiste te mooy suñu Serigne Cheikh suñu boroom la njëkk a tagg ci poésie uhibbu jamalallahi fi kulli xalqihi ndeysaan nee na bu toogee rek di contempler la nature ni mu nekk woon naturaliste day toog ba yàgg mu ne waaye man daal sopp naa sama boroom à travers ces signes ni bu dul woon jamaal boobu sax est-ce que nit ñi dinañ mën a jouir même de leur faculté mentale intellectuelle donc poésie spiritualiste boo xam ni suñu boroom la ci njëkk a tagg ci itam gën di mbindeef muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lawla nabiyu rasulullahi ma urifat xadaratun sha'nuha al ikramu lil uraba tagg yonent bi yemu ca ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam incarné woon lépp dans ses vertus ci courage am waaye itam yemu ca mu tagg ses héritiers al ulama warasatul anbiya tey ulama yooyu kenn jiituwu ci turandoom Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu te poème bi nga xam ni moom la ko taggee yi mu ko taggee bari na waaye ba ca gën a siw mooy fa ilayka waaw fa ilayka yabna muhammadin naadaani chiyamun tuxaqiqu jawharal insaani ci fa ilayka yabna muhammadin naadaani chiyamun tuxaqiqu jawharal insaani Serigne Cheikh dafa dem ci turandoom ba jeex ci moom te booy analyser poème bi surtout ci premier vers bi mi ngi wax turandoom ni ko bokk na ci li nga xam ni moo ma attiré ci yow les vertus jikko yi nga xam ni mooy tabax personnalité doomu aadama vertu yi nga xam ni ñooy def essence u nit delloo ko ci humanisme te Serigne Cheikh thème humaniste daf ko ñor yàgg ñëw ci ay xasidaam moo tax humanisme daf ko ñor am une place de taille ci ay poésie ci poésie
moo tax man bu ma ko doon dugal ci benn courant de pensée dama naan Serigne Cheikh c'est un humaniste ci kaw humanisme boo koy xool ci Larousse ci dictionnaire mooy koo xam ni dafa jël les valeurs humaines moom la gën a yittewoo que li ñu tudde matérialisme moom la tàggee turandoom ni achiyam yaani al axlaaq yi nga xam ni ñooy def doomu aadama bokk na ci li ma attiré ci yow te loolu nag ki ko inspiré mooy suñu borom ndax suñu borom buy interpeller doomu aadama daf koy interpeller dans sa dimension humaine d'abord avant de l'interpeller en tant que croyant moo tax ci alquran nga fay fekk hal ata alal insaani al insaan rek lay wax léegi-léegi mu ni wala asri inna al insaana laqad xalaqna al insaana donc loolu li mu ci jublu mooy bala muy wax ak góor wala muy wax ak jigéen wala muy wax ak ki gëm wala muy wax ak ki gëmul suñu borom nit lay waxal ba pare moo tax l'humain doomu aadama dafa am place de taille ci pensée Serigne Cheikh pour wan la ni mu nekk un humaniste dem na ba di woy ñoo xam ni bokkul ak ñoom diine muy Chouan Laye doon italien ak aussi Aldo Moro nuxaatal xilmi fi ruma sabaaxan dahuna nabki dahran Aldo Moro ndeysaan fekk ko rek koo xam nii rek communiste la woon ndeysaan doon am lu mu doon bañ ak li mu incarné combat bi mu doon mené mooy un combat humaniste ñu rey ko ci rey bu ñaaw sacrifier ko liquider ko Serigne Cheikh di koy compatir Serigne Cheikh di koy mettitlu ba koy way ne nag li ko gën a intéressé mooy la mu incarné woon nee na ñoom bu ñu doon nit bu dul woon dara sax war nañu xool ni ils ont affaire avec un homme ni nag fa muuru laa yamuutu bi mawti jislimin wa yamla'uhu bi madjaihi sururu ni nag muuroo bul yaakaar ni dem nga déedéet ñoom ñoo dee ñoom ñi nga xam ni seen xol yi dafa wow ba mënuñu ci cerner mënuñu ci am discernement mais yow moom ba léegi tey nga gën a nekk un immortel pour wax la fi mu àggoon ci image borom ñaar moo fi nekk ki gëm yàlla ñu koy wax jullit ak ki ko weddi ñu koy wax yéefar mais mu ne ki gëm ak ki gëmul yépp liñ leen sant moo ñu nite waaw li Victor Hugo naan homme soyons humains c'est notre premier devoir donc humanisme boobu dafa bokk dafa am place de taille ci poésie Serigne Cheikh beneen bi itam mooy xam-xam waaw parce que poésie engagée bi ñuy wax xam nga ni mu defee une critique de la société sénégalaise boo demee ci yaa Sénégal mi ngi naan yow Sénégal au Sénégal tu as pleuré boobu yaa ngi jooy mu ni nag nooy def ba doo jooy ndax sa jeunesse dañoo jël yoon woo xam ni du leen jural benn njëriñ yaa ngi dégg mu nekk une poésie engagée une poésie d'action newul woon rek toog rek tëdd ni rek di way comme ça mais di jox xalaat ndaw ñi di critiquer la société sénégalaise ak ni nga xam ni moom la ndaw ñi di def naan sa journée sax xamal ni nga xam ni moom nga koy employé bul rek di toog di xëy di dox suba ba ngoon mais bëccëg bi fexeel ba wut ci programme boo xam ne moom lay tënk bu tey mu ni yaa ayyuhal awlaad inna sumuwakum yazdaadu bil ixlaasi wal insaafi uusikum bi salaasatin min sha'niha tasilu sayrikum ila al ahdaafi wax ak ndaw ñi ni maa ngi leen di dénk uusikum bi ta'addubin wa tafakkurin wa ta'ammuqin fil baxsi kal aslaafi maa ngi leen di dénk ngeen fexe ba am yar ndax wa innaka la ala xuluqin azim moom la yonent bi loolu la ko yàlla tàggee
muy les bonnes vertus wa tafakkurin maa ngi leen di dénk ngeen di yittewoo xalaat ndax suñu borom dafa fonk xalaatu doomu aadama pour mën a jëmmal dara li ñu tuddee at tafakkur muy réflexion dafa fonk réflexion pour mën a jëmmal une opinion moo waral wa yatafakkaruuna fi xalqi samaawaati wal ard rabbana maa xalaqta haazaa baatilan Serigne Cheikh itam maa ngi leen di dénk yéen ndaw ñi taamuq fil baxsi kal aslaafi bu ngeen di def recherche bu leen yem rek bu leen ko def une recherche superficielle mais de leen def une recherche approfondie waaw kon pour wax la ni lépp loo xam ni day jariñ ndaw dénk na ko ci fa ilayka ak aussi boo demee ci yaa ayyuhal awlaadu dem na itam ba di def la critique de l'Occident ci poésie am na ci benn bu muy wax al-gharbu asbaha alaman majnuna wa gada bi shakli jununihi maftuna nee na l'Occident dafa mujj nekk rek un monde fou waaw na mu ko waxee ci te bokk na ci li dofloo Occident mooy technique boo xam ni dafa dellu ci la Rabelais doon wax une science sans conscience moom la wax ni une technique qui cherche sa conscience muy Occident ni l'islam nag c'est une conscience qui cherche sa technique mu ni kon ñoom ñaar il faut une jonction pour que nit ñi wala humanité bi man ci jariñoo pour wax la ni donc du woon rek poésie nii waaye poésie d'action la woon une poésie engagée moom la mooy poésie Serigne Cheikh. waaw xam nga loolu ñi ngi ciy waxtaan fan yi rek ak benn universitaire di moom it doomu daara muy professeur Mbaye Thiam di universitaire mag macha allah di archiviste ñuy waxtaanee farata boobu tam mooy wax nañu léegi tubaab yi loolu ñu doon wax naan qui apprend ma langue apprend ma culture noonu ñu daan def politique agression culturelle boobu li ci mën a musal nit ñi mooy ñu fexe ba ndaw ñi am lu mën a nekk ay rempart te mooy li nga xam ne moom la fi suñu maam yi bàyyi comme valeur comme enseignement ñu xool naka lañ koy incarner naka lañ koy étudier ak aussi naka lañ koy dugalee vulgariser ko à travers le système éducatif par le biais du système éducatif programme scolaire et universitaire yi jaadu na tey ñu dugal ci njàng mbind mag ñooñu fan yi rek lañ ciy waxtaan ak benn kilifa mu ni moom tey jii Cheikh Tidianologie muy Ahmed Khalifa Niass ñu wéejil boobu yal na ko yàlla dëgëral yokk wéram mu ni tey jaadu woon na tey ñuy jàngale Serigne Cheikh ci université yi léegi nag am na ci travail boo xam ni mais ça nous interpelle tous li nga xam ni moom la asfiya yi di def lu am solo la ak yeneen organe waaye itam jaadu na tey ni nga ko waxee un travail de rassemblement de ces ouvrages ak aussi de sa pensée xëy na am na loo xam ni comité scientifique u daayiratul Moustarchidine ñi ngi ci liggéey waaye ak aussi loo xam ni la Tijaniya à travers symposium yi nga xam ni ñi ngi koy def en prélude au Mawlid ñoom itam ñi ngi ci liggéey yu mel ni initiative yu mel ni les universités de Ramadan nga xam ni daan nañ ca exploiter ces écrits itam loolu c'est des initiatives phares donc waaye ba léegi njaw des na xambin comme ni nga ko waxee nit ñi tey la ñu génn réeree Serigne Cheikh te jot na nag comme moom il avait choisi moom moo choisiroon nekk maktuum mooy un mystère jot na nag ginnaawam ñu jéem a xool nu ñuy percer mystère am boobu
cela nécessite nag un travail intellectuel boo xam ni ñu ngi ci woo ñëpp daal. dundam boo koy tënk spiritualité la, savoir ak action pour une éthique de vie. Serigne Cheikh dundam gépp jaamu yàlla la moo tax mu am dimension bi nga xam ni moom la am. xam nga Serigne Cheikh ak Serigne Babacar dafa am benn contraste boo xam moo ci dal nit ñi mooy Serigne Babacar wilaaya gi moom la nit ñi topp ba jotul ñu accéder ci la dimension intellectuelle. Serigne Cheikh dimension intellectuelle gi moom la nit ñi topp ba mel ni lu réere la dimension spirituelle. La preuve universitaire yi ñi ci bari dañ naan Cheikh Tidiane moom c'est un ñu naan c'est un intellectuel, c'est un homme d'affaires ak aussi maîtrise bi mu amoon ci langue française ak itam ni mu doon bañee feeñal yu bari ci ay facettes am mais gis nga dimension mystique am foo ko natt weesu na fa. xam nga ku la naan ala durratil baydaa kaana ijtimaauna wa min qabli xalqil xalqi wal arshi qad kunna. seen rencontre yooyu ñu daan def nga xam ni nitu yàlla yi rek ñoo fa daan daje di lu tuddal ay sénat yaa ngi dégg ak aussi fi nga xam ni jaar na fa yépp lu ne mu jàng ko. sorteem bi mu def après son exil de 8 ans bi mu jógee Tugal unicité de Dieu nga xam ni baatu unicité dafa mel ni moo ko indiwaat ci dictionnaire parce que bariwul sax lu nit ñi daan wax unicité de Dieu tellement immensité savoir am mais li mu ci tudd lépp firil ñu ko ci lixlaas loolu mu dugg domaine yooyu mu doon dugg yépp ci di ñu yóbbu ci domaine yu kawe ci haahut yeeg malakut yeeg yépp kooku ku amul benn niveau mystique bi mën loo fa àgg ak nit ñi moo tax ñu ne spiritualité la savoir te li mu nii wax nañ ko léegi ci afnaytu asbaab alxayaati dirasatan lépp luy xam-xam rek bi mu naan xam-xam ñaar la bu ci dul xam-xam buy alak ngir mooy xam-xam buy alak mbay ak xam-xam buy alak ngirt waaye Serigne Cheikh amul benn xam-xam boo xam ni lu dul daf ko sonne ba peeg ci lu mu mën a jàngal nit ñi bi ci des nag mooy action te action ba li ko may mooy yitte ku amoon yitte la waaw loolu mu tàgge turandoom ni lahu himamun la muntahan li kibaariha wa himmatuhu soxra ajallu min ad-dahri waaw nee na maam turandoom yitteem foo ko nam rek weesu na fa koo xam ni itteem bi gën a tuuti volonté yi mu amoon foo ko ak weesu na fa te volonté yi bi ci gën a tuuti not na jamono moo tax ñett yooyu mooy spiritualité savoir ak action pour une éthique de vie pour rek mën a jariñ doomu aadama yi ak aussi pour nit mën a mat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njaboot mën a not mat yàlla xalifa ci kaw suuf. waaw kàddu bi mooy rek ñaan yàlla kilifa googu nga xam ni penséem c'est intemporel tey lañu gën a mën a gunge ndax li mu waxoon Serigne Babacar Sy ni abuna Abu Bakrin wa in kaana fi lqabri radina bihi cheikhan ila axiri dahri ni Serigne Babacar donte jóge na fi tey lañu gën a am ci moom fierté tey lañu gën a gëm ni amal nañu njariñ moom daan na ko wax ñoom Serigne Pape Malick naan leen bu ngeen gëmee ni Serigne Babacar Sy jóge na fi ma bàyyi leen parce que li mu wax ni mag ñi rideau bi dox suñu digganteeg ñoom
léger na ba ku leen di tudd sax dama yaa nga suufee sabaat waaye kilifa googu Cheikh Keita jàpp nañ ni demul mi ngi fi donc yal nañu yàlla taas ci barkeem te ñu fexe ba li mu fi bàyyi li mu ñu liggéeyal ko àdduna bi koo xam demoon nga bay nekk servir de conseil ci ay chef d'État moo xam ci monde occidental moo xam ci monde oriental demoon bay jox ay conseil le roi Faysal demoon bay servir de conseil Yasser Arafat demoon bay servir de conseiller à Chadli Benjedid ak yeneen ci monde occidental bi ak yeneen ci monde oriental bi ak ñoo xam ni ñi ngi woon fii daan diisoog moom tout le temps ñooñu li nga xam ni bàyyi na ko fi muy ses conférences ses écrits yaa ngi dégg ak son action ak action citoyenne yi nga xam ni yóbbu woon na ko ci créer un parti pour rek doomu soxna mën a xam mën a am cëram ci biir réew mi kooku nañu fexe ba ngoy ci enseignement approprier ko jéem a xool nañ ko lañ koy defee un système de vie. yi dem tam remercier vraiment yéen ñi ñu permettre opportunité bi muy groupe Asfiya yi ñuy ñaan rek fi ngeen bëgg a àgg dem ba Asfiya TV incha allah dina ñëw ak yeneen incha allah. kon nag ndénkaane bàngo nuy am jàmm ngeen di am jàmm ba déwén ak jàmm nuy am jàmm ngeen di am jàmm ba déwén ak jàmm nuy am jàmm ngeen di am jàmm ba déwén ak jàmm